jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne di leen dégtal seen émission autour du micro tey nag suñu émission autour du micro ñu ngi fas yéene dalal tonton Mody Niang xam nañ ko bu baax a baax ci ay contribution ak ay prise de position sur les questions de bonne gouvernance ak it lépp loo xam ne dafa wundu li nga xam ne moo di doxinu réew mi tonton ginnaaw ba ñu la nuyoo ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ak suñu internet yi ñuy seetaan. waaw Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm ci dalal bi ma dalal pour ma waxtaan xeet wi maa ngi nuyu aussi xeet wi ñuy déglu te di yaakaar ne waxtaan bi bu ñu ci jógee danañ ci mën a am njëriñ. waaw tey nag dañuy fas yéene waxtaanee alternance am nañ ci ñaari alternance 2000 ak 2012 ayca te est-ce que mën nañoo wax ne loolu synonyme de vitalité démocratique la. ñaari alternance yi ndax mën nañoo wax ne vitalité démocratique la mooy maanaam 19 mars 2000 ba nga xamee ni fal nañ Ablaye Wade Abdou Diouf ñoom jóge fi ndax li ñu tuddee démocratie yokk na fi ci diggante bi ndax yokk na on peut parler de vitalité démocratique ndax démocratie yokk na ak ñaareelu alternance bi mooy bi nga xam ne bii 25 mars 2006 sénégalais yi jox nañ seen kàddu Macky Sall loolu man Pape damay jàpp ne bu ma ko waxee ñu baree bari dañ naan ma yow da nga xaw a am na sax yeneen yu ñu may wax démocratie dafa am lu mu doon ak dafa am fu mu tëdd waaw boo seetee démocratie bi fa mu tëddoon ca jamono yi Abdou Diouf ak fi ko Ablaye Wade fekk ak fa mu ko yóbbu gannaaw bi mu fi demee fukki at ak ñaar jàpp ma ne lu am solo lool lu tax ñu wax ne démocratie bi dox na fi man jàpp ma ko lu bari loo xam ne lii dëgg-dëgg lu ñu mën a teg tànk ne Ablaye Wade kat ba mu fi ñëwee fii la demoon fekkoon démocratie yóbbu na ko fii ba mu ko fi bàyyee Macky Sall ba mu ñëwee yóbbu na ko fii man jàpp ma ne loolu am na parce que démocratie dafa am nu muy doxee dafa am nu mu doon te na mu daan doxee ci jamonoy Abdou Diouf laa gis muy doxe ci jamonoy Ablaye Wade doy ko doxe ba tey ci jamonoy Macky Sall te léeg-léeg sax da ngay dem ba yàgg nga defe ne te jamonoy Abdou Diouf la tane woon ci sama gis-gis ma te buñ ci waxtaanee mën naa ko wax. ayca mais ci loolu sénégalais yu bëri dañuy wax ne woy suñu démocratie bi gàcce ngaalaama parce que def nañ ci ñaari alternance ak yooyu est-ce que bu ñu jàppee ne du alternance moom moo joxe vitalité démocratique bi nit ñi dañuy changer rek jóge opposition dem pouvoir mais dara du soppeeku est-ce que du loolu. waaw xam nga alternance am nañ ko 19 mars 2000. am nañ ko 25 mars 2012. ndax yokk na dara ci ndax am na njariñ loo xam ne lii. lu mu soppi lu ñuy gis la man jàpp ma loola ngir Abdoulaye Wade dafa nekk ci liñ naan ku jéggi ñaar fukki at ak juróom-benn. dama léeg-léeg sax dama ciy dindi ñetti at mooy ñetti at yi nga xam ne duggoon na ci. Abdou Diouf loo ci mën a fekk ñaar fukki at ak nangam yoo xam ne yii wax dëgg yàlla Wade kaasa. lu munu digul amul bu ma ñëwee danaa def lii danaa def lii koom-koom bi fi mu ko jógee dinaa ko yóbbu ko démocratie bi nangam digg ba 19 mars 2000 sénégalais yépp am yaakaar ju wér ci moom lu ne wax nañ ko surtout diggante ñaari tour yi diggante soleil diggante kii incendiaire la c'est un violent luñ ko waxul amul luñ ko pour rek sénégalais yi bañ ko woteel maa ngi fàttali d'ailleurs le 11 mars 2000 nga xam ne une semaine lañ ca teg 19 mars 2000 ñu fal ko def naa benn article ci Sud Quotidien du 11 mars def ci malgré tout nous voterons pour le diable. li ngeen di wax lépp lu ngeen ko mën a wax leen ko waaye nun moom la ñuy woteel bu nu demee nag ba gis ci moom li nga xam ne bokkul ak li mu doon wax bu boobaa nu seetaat suñu bopp wutaat keneen donc ñëw na ak yaakaar ju mat waaye wax dëgg yàlla muy ci démocratie muy ci économie muy ci justice sociale ak loo ko mën a fekk man am na naam lu mu def ku deful dara gisuma ko waaye la ñu yaakaaroon ci Ablaye Wade yaakaar ju mat sëkk ba dégg ko réew mi ak li mu dund moom man jàpp ma ne
li mu alternance bi fan lan ca yaakaaroon wax dëgg yàlla am nañ ko. boobu lay wadd gisuma luñ soppi ci réew mi loo xam ne mën na noo jàpp ne la taxoon lu jox ko sunu kàddu ba mu yor réew mi fukki at ak ñaar ba mu fi jógee boo seetee taxawaay bi mu fi taxawoon man de ci sama bopp la ma yaakaaroon ci alternance la ma gisoon mooy alternance parce que dafa ne noonu bu ñëwee dana def li tubaab naan rupture dana soppiw doxalin aw doxalinam dana gën a leer aw doxalinam dana gën a nangam aw doxalinam démocratie bi dana ko nangam boo méngalee waxi Ablaye Wade yam doon wax ci ñaar fukki at ak nangam ak lam doxali ci fukki at ak ñaar man jàpp ma ne alternance ba ak Ablaye Wade la ñu yaakaaroon awma ko looloo tax d'ailleurs ba ma toogee ñeenti at 2004 ma bind benn téere tudde ko l'alternance nangam comment dire Maître Wade et l'alternance le rêve brisé du soppi Maître Wade ak alternance ak yaakaar sunu yaakaar yi mu tas yaakaar bu tas waaw man sama jëmbi bopp livre boobu terewuñ ko woon tere woon nañ ko ba bu bëri wér sax tere woon nañ ko ba maa daan di ko jaay ak kii mais livre yi sax nanguwuñ ko woon a jaay li ma jàpp daal ci doxalinu Ablaye Wade jàpp ma ne lanu yaakaaroon ci moom te moon solo lool tubaarkalla ak li mu doxal jàpp ma ne lanu yaakaaroon am nañ ko ci moom. yow lu tax loolu pour yow lu tax loolu. ngir xam nga ba mu njëkkee ñëw lim daan njëkk a wax mooy des ministres qui se bousculent dans la salle de nangam. conseil des ministres. ministre nee na dañoo bare dañuy buuxante. mais moo leen fal. déet avant la ko daan wax. avant ci Abdou Diouf. mais bi mu ñëwee mënoo xam Abdoulaye Wade ñaata ministre la amoon kenn xamul ñaata ministre la amoon la mu ne woon bu ñëwee ci démocratie dana ko jëmee kanam loolu it man gëmuma ko woon naam moo sur ce plan moo xaw a tane kii. moom laa bëggoon la kii dinañ ñëw ci la est-ce que tanewul moo parce que moom am na loo xam ne daana ci gëm. Abdoulaye Wade ak jom waaw daana ci gëm. parce que bëggoon na waaw góor. waaw góor bëggoon na waaw góor bëggoon na gis bëggoon na waaw góor te am na loo xam ne da ci daan gëm. man ñetti téere bind naa ko ci moom bokkul ak contribution yi lu ma waxut ci Abdoulaye Wade mais kenn musuma woo di wala di ma wax nangam xanaa tere samay livre te am na yoo xam ne da ci daan gëm da daan bàyyi mu jaay te am na yu sewaan yoo xam ne aussi man gisuma ko woon ci Abdoulaye Wade moom dafay ñeme lu mu def da ko daan def wuute na kii sur ce plan là donc am na foo xam ne fii wax dëgg yàlla moo fa tane Macky Sall am na yàq-yàq nag ñoo ko bokk yàq koom-koom waaw maanaam ay guerre détournement de deniers publics mu teg ci bët ak suuf suñ fekk fii muy suuf su baree bari mu sax jox ko ñoo xam ne ñi ku ca nekk am nga loo jàpp ku ñoo am ñaari kër ñetti kër ñeenti kër mu fab sunu suuf sépp jox leen ak yooyu boo ko seetee wax dëgg yàlla am na lu bari lu mu fi ak transhumance man laa ko gënoon a mere waa parti social dafa neen bu ma ñëwee képp ku yàq dara wala nga jël alal réew mi da nga ko goxi ba mu ñëwee mu def audit maanaam ñu dem gëstu ñee nañ daan doxale ba ñu joxe seeni rapport wax dëgg yàlla pale rapport ya nga xam ne audit jox nañ ko Abdoulaye Wade la ca nekk doy na kii man am na ñoo xam ne jaruma tudd seen tur waaye yàq yu métti la ñu métti. mais da ko utiliser. ñu jàpp leen. par le canal de Idrissa Seck. jeex na di woo loolu ñëpp xam nañ ko ay yow kat def nga lii def man ñu sax da nga daan joxe ñu am na ñoo xam ne audit yi nee nañ détourné nañ 7 milliards ñii détourné nañ 5 milliards am na ko xam ne détourné 25 milliards Ablaye Wade taxaw ne dana dem kaso boobu Moustapha Niasse mooy premier ministre am kaso la jëm boobu Matar Diop mooy ministre de l'économie ñoom ñépp ñu wax loolu audit bu leer nañ 25 milliards du temps des socialistes kenn mësu ko convoqué di kenn parce que ba muy nekk poste directeur général am na ku nekk ci moom am responsabilité moom itam moom muy liggéeyal parti socialiste kooku di liggéeyal parti démocrate sénégalais xam nga yàlla Ousmane Masseck jeex na alors yàlla na ko yàlla yërëm poste kenn mësu ko woo ak ñeneen ñii mu dugal leen kaso ñaari at ñetti at ñaari weer génne leen am nu ñu def non seulement bu bàyyi leen mu delloo leen fa mu ne woon yokkal leen
def leen ministre def leen nangam def leen nag te loolu dafa bari loolu daal moom. ñu bari gàkk la ci alternance gàkk bu méttee métti gàkk bu mais métti. est-ce que tey jii amul fu mu tanee Macky Sall. waaw. parce que xam nga Wade mën nga ko waxal lu ne mais am na lu mu doon jomb am na lu mu doon ragal dina ci def toujours la forme boo comparé ak président Macky Sall ban gis-gis nga ci am. xam nga man danaa leen di méngale xam nga ñu am na ñu ne ma dañ ma koy wax ba tey ñu ne damaa bañ Ablaye Wade. waaw damay dégg. lay ba tey dañ ma ko wax te man Pape Ablaye Wade yàlla na yàlla guddul fanam. jot walaay jotuwuma ak moom dara jotuwuma ak moom aw doxalinam moo ma neexul woon te dama ba muy créer parti démocratique sénégalais. août 74 4 ou 8 août 1964 tuddee ko parti de contribution ba bu muy dugg ba bañ koy fal 19 mars yàlla dafa defoon man. ma tegoon bët ci ni mu doon doxalee ba muy nekk ci opposition ak ba muy nekk ci nguur yi am na ñu ne moo tane waaye man Pape xam nga tane gi jafe ne Pape Ablaye Wade la mu diggee woon dafa bari lool ba nun ñëpp nu fab suñu yaakaar teg ci moom rawatina man mi nga xam ne coalition alternance 2000 li may bon li ma ca daj bari na front pour l'alternance ñi porté sa deuxième li ma ca daj bari na waaye man dafa am Pape nu ma gisee aw doxalin li nga tuddee gouvernance dafa am nu ma ko gisee ak nu ma ko yaakaaree ak na ma déggoon mu koy waxee ma doon ko yaakaaree ci moom parce que noonee mu doon waxee noonu laa gisee waaye ba mu ñëwee ci sama gis su bopp wax dëgg yàlla loolee mënu duggoon ci bonne gouvernance lutte contre la corruption les détournements de deniers publics l'indépendance de la justice nangam wax dëgg yàlla man gisuma ci dara moo tax daal boo amee fu mu tanee Macky Sall it man jàpp ma ne bari na am na loo xam ne nag da ko faa gën a yeewu daa gën a xam Sénégalais yi. ak atam. waaw ak at yi mu am ak at yi mu moom tam waaye boo ko seetaanal li ma naan Macky Sall Ablaye Wade da ko nampal juróom-ñetti at feral ko nit nag bu la nampali juróom-ñetti at feral la lu bon da nga jël ci moom ay jikko te jël na ci moom jikko yu baree bari boo amee jikko yu baax sax bàyyi na ko fa yeneen jikko yi la jël. bu ñu jëlee ci loolu ñu jël président Macky Sall alternance am est-ce que am na lu ci soppeeku. dama ne boo déggee dama naan leen Macky Ablaye Wade son successeur est sosie maanaam ki ko remplacé te nga xam ne benn lañu rek boo seetee seeni doxalin te sax am na loo xam ni wax dëgg yàlla Ablaye doo ko fa xaw a tane la Ablaye Wade defoon def na ko maanaam dige engagement dige yu leer nañ seetal li Macky Sall wax man bu ma ñëwee guerre dana génn ci réew mi je vais mener une lutte féroce contre nangam je vais mettre en place une gouvernance sobre vertueuse transparente te pour dëggal loola mu ne teg naa OFNAC kër yi googee nga xam ne bàyyi woon nañ ko fi mooy yoon woo xam ne mooy dañ lay gëstu bu fekkee ne jël nga alali réew mi te waroo ko jël nga goqi ko mu sulli yoon wa muy kër yi ñu def enquête ba jàpp ñaar fukk ak juróom foofu yi na nit ñi xam ñaar fukk ak juróom yi du par hasard rek li nii dañoo def enquête yu leer nañ ñi ba ni ñaar fukk ak juróom yii de li ñu yàq jéggi na dayoo mu ne bon dañ ko fay mu ne nañ leen yóbbu kër yi ku lekk ko na nga ko goqi of nag mu ni ñi mu àndal lii kat pour ñun la du pour ñee man du ma làq kenn ak tubaarkàlla danaa teg doxal mooy gouvernance bu nga wax doxal wu leer nañ doxal woo xam ne wu sell lay doon doxal wuy woyof toy lay doon ñaar fukki ministre ak juróom du ma ko weesu wax tubaarkàlla waaye nag ji nga Pape am na makki ñu bari ñoo xam ne bett na waaye man de bokkuma ci. lu tax nga ne bett la. dama amoon ay réserve ci candidature am parce que dafa am lu ma seetlu woon ci moom bi mu nekkee ministre énergie ministre de l'intérieur premier ministre nangam et cetera
dama daan gis yu bëree bëri yu may def yoo xam ne fàtteku naa ko samay livre sama livre bi ma mujj a bind le calendrier Wade def naa ci 3 page pour wane ne kii dëgg-dëgg bu fi sësee rek ngir Abdoulaye Wade danaa ko woteel waaye jàpp ma ne dana taneel Abdoulaye Wade lu bari moo tax d'ailleurs Front Siggil Sénégal. kon de yow yaa gënoon a gis sénégalais yi jikko. déet kooku man wax naa ko wax lu ñëpp mën a lire la. damay renvoyer toujours des pages yu ma ko wax bi nga xam ne Front Siggil Sénégal ñoom Moustapha Niasse ak ndéem si yàlla sa nga xam ne booba bu ñu àndoon. jël benn premier tour sax mën nañ ko def wax nañoo wax man ku ci wax naa leen ku ci ne bu ngeen tasaaroo day ngóor sii dana jël 2e tour pour bu jàllee 2e tour nañ ko fal te ngóor si man li ma gis ci moom doyuma te loolu lépp wax na ko ci léegi amoon na ay réserve ci candidature am te ba mu ñëwee aussi la ma doon ragal ci moom gis naa ko. mais est-ce que loolu du renvoyer ci nos hommes politiques l'honnêteté de nos hommes politiques parce que soo xoolee bu ñuy wut nguur dañuy def diagnostic bu leer proposer ay solutions mais bu ñu nekkee ci nguur soppeeku benn xeetu soppeeku ba nga xam da ngay wax ne est-ce que même nit kii moom nga laa dem dajeeg ci opposition bi. est-ce que moom la woon loolu ngay wax da ngay dem a dem ba yàgg nga ni est-ce que kii la àndaloon opposition. waaw est-ce que kii nangam est-ce que kii moo wax lii est-ce que kii waaye nag yi nga ne ma Pape foofu moom man xam nga ñu ma ko teg. nun xeet bi. le peuple sénégalais. le peuple sénégalais. on n'est pas exigeant. non gis nga normalement bu fekk Abdoulaye Wade bu fekkoonte ni bii natt nañu bi ñu demee 2007 bi ñu ko falee ba 2007 natt nañu la mu waxoon ak la mu def normalement waruñu ko woon a réélire. ji nga le 25 février 2007 xam nga premier tour lañ ko fal. premier tour. à la grande surprise. am na benn ambassade bu ma invité. le dimanche lundi mardi mercredi. moo invité ma këram ak ses collaborateurs. ba ma ñëwee ba mu dalal ma ba ñu naan ba kii xam nga li ma njëkk a laaj. qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal le 25 février Sénégal lu fi xew ñaar fukki fan ak juróom yanu passé. ma ne ko ndax lan mu ne ma nun diplomate yi dañ pour nun jeexaloon na parce que normalement fi mu jaar kenn waru ko woon a falaat ma ne ko man mii ngay waxal de wax dëgg yàlla yaakaaruma woon danañ falaat te def naa tout pour ñu bañ koo falaat waaye nag sénégalais moo mel ni mel loolu tax man la sénégalais Macky Sall 2012 ba 2019 Macky Sall li mu fi def lépp ci ay wor ay wuruj ay yu ñàkk xoram am na yoo xam ne sax Abdoulaye Wade daawu ko def bu ngeen ma falee man juróom-ñaareet waaye juróom-ñaareet bari na juróomeet doy na sëkk maa ngi leen bu ñu ma falee juróomeet lay def nangam bu ma ñëwee dinaa nangam bu ma ñëwee dinaa nangam bu ma ñëwee dinaa nangam li Macky Sall di dikki dafa ñëw la mu waxoon lépp mu bàyyi ko fa bu ne weex na mu ne ñuul na bu ne woon sow lay jëm mu ne jëm dara la dama ne bu déggee woon téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent defu ca dara moo tax bi ñu ko flatté wax dëgg yàlla 2019 xeetu Sénégal xaw nañ maa jaaxal politiciens yi am nañ nu ñu mel waaye nun noo war a xam suñu bopp du ñuy bàyyi ma yàlla dañoo bind am lu mu jagale muy sunum xel xam-xàmmee sunu xel yi dañ ko war a kii mais ku seet Macky Sall ba mu daatal ñëw la mu waxoon ak ba mu ñëwee la mu def ak yu sew sewan parce que Macky Sall léegi rek dafa bari yu sew yu muy def yu sew sewan yu muy def ak ñi ko wër ni ñuy Abdoulaye Wade sax daan na jàpp di dugal ci kaso bi. après mu génne jàpp na génne. waaye yow ñi la wër ñëpp bis bu ne dégg nga ma kuréel yi nga xam ne ñooy saytu dañuy saytu nit ne pap ci seenu rapport Papa Alé mii jàpp nañ ni def na nangam war naa la ayibal lu toll ni juróom-ñeenti milliards noo ngi ñaan yoon wi ñu topp ko ñu fab ko teg fee keneen ñëw. xam nga rapport yi dañuy def recommandation première recommandation Papa Ablaye mi Papa Niang mi doxalinam ñaaw goo xam ne gi nañu ko jële fii mu nekk immédiatement ca saasa te buñ ko joxati mukk benn ndombook tànk ñoo ci ko def ministre loolu boo koy sa ak leneen 2019 ñu falat ko man seen
gis nga ñooñu am nañ lu ñu mel waaye nun Sénégalais wax dëgg yàlla xeetu Sénégal aussi war nañoo seetaat suñu bopp. mais est-ce que tamit soo ñuy jël deuxième alternance bi ñu am nii sur la marche des institutions parce que yaa ngi wax mais gis nañ ne kii di président Macky Sall lu mu utiliser justice contre ses adversaires politiques def naa kenn defu ko ci. déet foofu moom du ma ko méngale ak Abdoulaye Wade moom. foofu mënuma leen a méngale. Abdoulaye Wade bu ko doon defee feesalu ko mu ni fang. am na lu xew loo xam ne moom ci Sénégal la ne xam nga justice pour mu moom boppam dañoo war a li équilibre des pouvoirs. ku ne da ngaa war a exécutif mooy président ak gouvernement dañoo war a def seen liggéey. assemblée nationale def seen liggéey. justice def seen liggéey. ku ca nekk di def seen liggéey. waaye lii ab Macky Sall daa toog ca kaw fab tànkam bi benn bi teg mu assemblée nationale benn bi mu teg ko ci justice loolu moom kenn mënu ko weddi. kenn assemblée la justice ñoom seen bopp ñoo ni amuñu indépendance ñu seen bopp. les magistrats kenn man day wax dëgg yàlla sénégalais yi dëgg Sénégal ñu cee bari amatuñu yaakaar ci justice bi te la tax ñu kii ko li tax am nañ lenn d'abord am na loo xam ne lii kenn mënu koo def ci réew moo xam ne fi am na yoon moom moo taxaw ne rapport yi nga xam ne bii muy rapport des Cours des comptes muy rapport IGE yema teg ci sama taab bu ma ci teguloon sama coon ci ñu bari dem kaso ñëpp ko dégg yow mi dégg keneen dégg na ko. absolument ba nit ñi coowee mu ni déedéet waxuma loolu man bu dossier Sindiély rek laa wax parce que mënumaa yóbbu rak ak mag kaso mais Pape moom moo yóbbu kaso. non c'est la justice qui doit. waaw rak ak mag bu ñu sàccee nag noo leen def mu ni noonu dossier Sindiély rek a tax donc moom jàpp na ni dossier Sindiély diis na diis goo xam ne bu ñu ko yóbbu ñu jàpp ko waaw dossier Karim nu mu war a mel. ndagam dossier Sindiély la tiit bu yóbbu ñu tëj ko dossier Karim nu mu war a mel moo tax ma ne Karim jaruloon sax yóbbu CREI yi donc nit ku wax loolu rapport yooyu ma lay wax yow mii da nga leen jàng man mii danaa ci am yu ma jàng yu rapport yu bari Cour des comptes kii wallay pap Sénégalais yi nañ ko xam boo jàngee rapport yi da nga gis nit def tooxi doone yoo xam ne yii yu jéggi dayoo place am mooy kaso. ñu jox Ablaye Macky Sall lépp mu ni teg na ko teg na ci concam OFNAC gii def liggéey bu am solo fanweeri rapport juróom ñu teg ko ci table procureur. parce que OFNAC dañ ne bu ñu ñëwee ne parce que da ngay dénoncer man ngaa ñëw man Mody Niang bind sama lettre ne président man day fa may liggéey la fam du yoon ña nga fay def nangam 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 bu OFNAC xoolee ne loolee yenu na maanaam ñu def ordre de mission yóbbu boroomi xam-xam ñu dem gëstu bu ñu gëstee ba gis ne loolee kat waa ja doon wax gis nañ ko ba gis fa sax lépp loola ñu defarub dossier te ji nga dossier ba day jaar bureau yu bari bureau sangam ñu joxe seen xalaat bureau sangam ñu joxe seen ba mu mujjee ci assemblée générale de l'OFNAC nga xam ne fukk ak ñaar ya fa ne yëpp Macky leen nommé par décret xam nga ñooñu duñ contre waayu Macky ñoom lañ koy jox ñu war ko une semaine ay bis bu ñu dellusee ña ci ëpp li ñu naan majorité ñett yu ne bu ñaar yenee dossier bii kat diis na diis goo xam ne nañ ko yóbbu ci table procureur ñu jox ndigal présidente ba mu def procédure ànd ak dossier booba teg ko ci table procureur de la république ñu war a waajoo ñu war a li ko jaarale yoon fanweeri rapport ak nangam yu toll noonu ña nga ca table procureur kenn lalu ca benn Macky Sall yam yor kenn lalu ca benn rapportu Khalifa Ababacar Sall la jël. bu IGE. mais boobu amoon na objectif am. mooy fexe ba utiliser justice mu bañ a bokk ci élection présidentielle. foofa la utilisation justice foofa laa jëm. mu nañ ko caro seet te foofu it juge yi nañ ma jéggal dañ caa gaaw lool. non boobu amul jéggal kay boobu kay moo gën a gaaw. ci diligence lool te am na fa rapport am na yoo xam ne am na fukki at ci seen i taal. mais fii rapport bi jaar yëpp. waaw li gën a teye xel. waaw foofu. waaw mooy fi rapport bi jaar ñëpp. waaw après ñoom ñëpp.
waaw da leen jox tàngal bu neex. waaw Antoine Diome ministre. Lamotte président commission tribunal de commerce. Ngor si Kandji bi mu retraité Demba Kandji médiateur. Badio Camara. conseil constitutionnel ana Bassirou Gueye. Bassirou Gueye ministre. donc man wax dëgg yàlla li ñu def Macky Sall li ñu def Khalifa Ababacar Sall. metti na lool parce que dama ne néew ma def na wala defut même bu defee bu dee ganaar la sàcc am na ñu sàcc ñay ñi ngi wër Macky Sall duñ jeex duñu xaaj seeni dossier fa kenn laalu ko yeneen yaa nga ca tabali pro kenn laalu ko lii may wax mooy dëgg dama ne néew ma def na wala defut même bu defee Khalifa Ababacar Sall bu dee ganaar la jël am na ñu sàcc giléem bari bay bëgg a dee ña nga wër Macky Sall am na ñu sàcc giléem bari bay bëgg a dee ña nga ca table procureur kenn laalu leen. mais c'est que est-ce que problème parce que tamit li ma seetlu ci président Macky Sall mooy moom ci boppam. mooy néewal doole institution yu mu créé. parce que gis nañ ko benn 31 décembre mu attaqué OFNAC. et puis attaque bu méttee métti. maanaam dem na ba nee na OFNAC li ñu def di zone prérogative dañoo jéggi seen prérogative nee na. Cheikh Oumar Anne rapport ba defuñu jox xam nga ne jox nga def sa contre rapport quoi bu ñu la joxee les rapport bu dee inspection générale d'État bu defee rapport ba pare dañ la koy jox ne loo ci xalaat nga seet la nga ca xalaat nga tontu mais OFNAC yoonam du loolu et puis mu ne affaire Cheikh Oumar Anne sax ci mbedd mi la ko dégg te jox ko rapport. waaye yow dama ne déglu rek bu ñu ko jox te dama ne parce que at mu jot OFNAC day def rapport d'activité qu'il dépose entre les mains du président et qu'il rend ensuite public. jox ko président ba pare rendre public nee na ci mbedd mi la ko dégg waaw parce que amul nu mu tuddee di joxuñu ko mu wax ci xalaatam te loolu yoon wi dafa ne ji nga rapport bu ñuy ñëw. ay procès-verbaux la ñu àndal ak seeni question numéro 1 ne la pap yaa def nangam jox la nga tontu ñu liir tontu la ne la yaa wax lii nga ne waaw deuxième question nangam nga tontu ñu jox la yaa la nga wax lii ba mu jeex ñu joxaat la nga jàng ba mu jeex say tonti bopp nga signé ñu fab sa tontu yooyee ak dossier ya mu àndal yooyu yépp la ñuy boole ki foofa dafa am contre machin yaa tontul sa bopp loi OFNAC prévoirul loola lam prévoir mooy procès boo xam ne ay question yaway tontul sa bopp boo pare ñu yaa wax lii nga ne waaw yaa wax lii ñu ne nga bind signé mu ne waaw amul rapport contradictoire nangam ensuite keroog ma nga xam ne ma ngi fay inauguré ay pavillon ñu prévoir 89 millions la ca xew moom mu ne waaw parce que loolu du yoonu OFNAC parce que am nañu ndigalu conseil d'administration nee nañu conseil. mais ce qui est extraordinaire ak xam nga contrairement à Wade. waaw mais Macky Sall c'est lui qui prend la défense. Wade du def loolu. waaw qui prend la défense de ces personnes qui sont épinglées. man la woo mu ne suulee na kooku mu ne suulee na comparé. Wade du def loolu mais ce Cheikh Oumar Anne la qui veut nous emmener en prison toi et moi dama ne l'OFNAC demande que Cheikh Oumar Anne recommande que Cheikh Oumar Anne soit relevé immédiatement de ses fonctions et qu'il ne lui soit plus confié aucune responsabilité dans l'administration que def ko ministre te la nekk ca rapport ba man quand même fa laa nekkoon na OFNAC. Absolument. la mu def dafa jéggi dayoo man ma préfacé ce livre ne sa gestion est scandaleuse ñu ne dañ may yóbbu kaso sa gestion est plus que fii laa koy waxee. elle est plus scandaleuse et le moment venu où je le dis li ma xel loolu lépp nga teg kenn mësu ko ensuite yow 31 décembre bi nga wax 2018 man bu dara xewee damay laaj sama ministre de garde des Sceaux ministre de la Justice mu laaj procureur bu fekkente ni bii bu ñu ko tëjee mu indil jafe-jafe dañuy classer dossier ba déggoo loolu. mooy un pays où il y a une justice à deux vitesses. et puis waaw loolu mooy. ku ma am ndey ku ma amul ndey. loolu mooy ate.
mais loolu xam nga est-ce que di nga ko mën a ñeme wax ci dëkk bu am yoon. foo ko koy waxee ku ko ñeme kooku France ñeme nañ ko faaw. mais lan moo indi Macky Sall am comportement boobu de mépris par rapport aux institutions par rapport aux organes. Il a un comportement de mépris par rapport aux organes, par rapport aux institutions, par rapport au peuple, par rapport à tout le Sénégal. Macky Sall n'a pas de respect pour les Sénégalais. Boo respecté Sénégalais yi am na loo xam ne dañuy ñemewoo ko wax. te Macky li muy wax un président de ko taxaw ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression loolu Macron ñeme na ko wax chancelier allemand ñeme na ko wax. Je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ensuite, nous élire le deuxième tour. Ngay woote pour dialogue. Pour rassurer nit ñi, je ne suis plus dans le temps des manœuvres. Njuuj njaaj passé naa njuuj njaaj. Foofu ku ko ñemee wax. Feneen li Macky Sall ñemee wax. Dans aucune autre démocratie du monde kenn ñemewu ko faa wax. Il n'a de respect ni pour le peuple ni pour les institutions. Est-ce que loolu ñàkk xam la wala inconscience la wala je sais pas. ñàkk dafa am xeetam dafa xam rek ñi muy jiite xeetu Sénégal dañoo yomb jiite dama mas a waxtaan ak sama xarit sax da doon wax na rek mu ne Sénégal yi fi gën a jafe jiite ma ne ko d'accord ak yow xeet yi gën a yomb jiite Sénégal yi ci lañ bokk parce que Sénégal yi dañoo muñ dañoo gaaw a fàtte. loolu it lu garaaw lay Sénégal daf lu mu romb fàtte na ko day romb loo xam ne lii tubarkalla jéggi na dayoo buñ ca tegee ñaari at ñetti at rek mu fàtte ko. Abdoulaye Wade daana wax ne sunu góor gi am na décision bu mu doon bëgg jël kenn ci ñoom du ma wax trop parce que moom ma ko wax ne ko président loolu defe nga ni sénégalais dinañ ko nangu mu ne ko dafa ree ne ko yéen daal xamu leen Sénégal da ngeen di sénégalais te xamul sénégalais. boo ko laajee lu mu réere bi du la ko wax te gëmul lu nguur ak xaalis en d'autres termes le Sénégal. dégg naa mu doon wax ne mbamb dafa weesu weer. ba jeex na jaan waaye kooku xam nga honnêteté moom day wax la mu xalaat foofu la te ne kii moom dafay xalaat yu ñuul yu nangam. mais da koy camoufler. ba pare di ko jëfe foofu la ko Abdoulaye Wade tane. Abdoulaye Wade la muy fur bëri loolu la tubaab wax fur bëri. fur bëri lu Abdoulaye Wade la muy def da koy def mais kii day def la muy def ci suuf du doon yu sew a sew li mu def Khalifa Sall lu sew la man mii maa ko wax lu sew ruuj la parce que nit ñi nañu xam gis nga bañ ko élire dans les premiers mois il a déclaré à un journal mu ni Afrique gii ku fi dem deuxième tour daanu. Je prendrai toutes les dispositions pour ne pas aller au second tour moo ko wax. te comment xam na ni jàpp na ni Khalifa Sall bu demee élection. deuxième tour am mu def li mu def ak yeneen ak yeneen. mais est-ce que le problème du Sénégal au-delà des alternances du architecture institutionnelle bi ñu am un président omnipotent. tout ça. Tu as parfaitement raison. La faiblesse de ce qu'on peut appeler notre démocratie. boo waxee ñu ne barki démb gis naa une dame de l'APR qui a été invitée dans une radio dans une télévision Sen TV boo waxee ni mu présenté Sénégal démocratie sénégalaise ni nekk miroir ni ko nit ñu ñee nangam ku ñemee taxaw naan démocratie sénégalaise miroir la dañu ko nous sommes un modèle de démocratie. En Afrique et même partout dans le monde, nous n'avons rien à envier aux autres grandes démocraties. Maanaam démocratie bu mag la xam nga démocratie première qualité de démocratie mu doon équilibre des pouvoirs. kooku ma xam ngeen ko équilibre président fait assemblée fait justice fait ku ne kii def sa liggéey. yoonu exécutif yoonam liggéeyu assemblée nekku ca assemblée yoonam ca liggéeyu et cetera ku nekk da ngay def sa liggéey. Voilà, tant qu'amul, on ne peut pas parler de démocratie. Or, ici, le président de la République écrase tous les pouvoirs sans état d'âme. Il règne sur l'Assemblée nationale, il règne sur la justice. Kooku kenn mënu ko werante kenn mënu ci yóbbu kenn kaso ñoom si juge seen bopp waxal nañ ko seen bopp seen
seen syndicat bi et cetera. UMS. Donc loolu tant que amul mëne su la am démocratie. Ensuite démocratie c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Ça c'est important. Tu penses que ici les Sénégalais sont égaux devant la loi? Bon Khalifa Sall danañ ko fi def niñ ko def bàyyi fi ay Samuel Sarr ak ay Cheikh Amar ak ñeneen ak ñeneen. Donc on ne peut, à la limite on peut parler d'une démocratie tropicale, mais la démocratie sénégalaise n'est pas vraiment une démocratie digne de son nom. Et puis démocratie parlement bi day def liggéey. Gis nga kii bii assemblée bii di jeex boo ko seetloo amuñu lu mat ñeenti proposition de loi yu ñu voté. Xam nga loi ñaar la. bay jóge ca exécutif pour président boobu moom buy ñëw di jàll. wax nañ ko. dégg nga ñoom sax ñu ne député Macky Sall lañ. député Macky Sall man bu ñëwee du ma xool du ma kii lu mu ni ma woteel ko. am na yeneen yoo xam ni bu dee député ya ko matee dañuy seet seen bopp waxtaan ne lii kat war nañ cee defar loi mu jóge ci ñoom ñu tudde ko proposition de loi. ñu ñëw wote ko mais boo ko seetloo paasewul ñett wala ñeenti proposition yu ñu mas a def yu ñu wote donc ñoom dañ leen di sant rek ñuy def xam nga loolu du parlement. Parlement bu mel nii mënul da nekk démocratie boo Moustapha Diakhaté mii coow nee na boo kii day dem rendre compte au président de la République mu wax ko la mu koy wax mu ñëw te ñoom la yëpp ay miiru ñu ngi noonu def keneen noonu def lu Macky Sall fu bu leen ne xool leen fii ñu xool ko bu leen ne xool leen fee ñu weex bu ne weex na ñu ne weex na bu ne ñuul na ñu ne ñuul na kooku mën naa ànd ak démocratie. non influence bi mam ci justice Macron am na ko ci justice française. Boris Johnson am na ko ci justice anglaise chancelier anglais am na ko. loolu c'est pas possible. munul ne moo tax dañuy wax Sénégal benn démocratie amu fi. mais léegi lan mooy solution bi. solution bi lépp ci dama ne man pour man lépp ci xeet wi la rek na xeet wi am seen fula xeet bi am na léegi benn maturité bu muy gis ndànk-ndànk. gis nga assise nationale conclusion yi mu defoon. proposition institution ba mu defoon kooku wóor na ma ne bu ñu ko appliqué woon on pourrait parler de démocratie au Sénégal. Malheureusement Macky est venu et d'ailleurs moi je me pose des questions après 5 ans disons 10 ans avec Macky Sall si nos deux candidats là de Benno Siggil Sénégal l'un était élu est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses? Maintenant je me pose des questions. Parce que yaa ngi wax loolu li nga wax noonu question pertinente la parce que ñoom ñi ngi fi te ñaawteef yi am yëpp ñu ngi koy cautionné kenn ki yàlla na ko yàlla yërëm mais Moustapha Niasse il était un acteur la woon. la ma doon yaakaar daal moom mais conclusion état général bu nu amoon ku ko appliqué on pourrait parler de démocratie au Sénégal ça c'est certain. léegi c'est extraordinaire waaye est-ce que bu doon kenn ci ñoom voilà je me pose la question. lu tax. li ñuy dund. ak liñ nag ak luñ ko nangul. li ñuy dund et puis Pape nit daal la jafee xam. yow am nga say bokk xam bu ma ne la say bokk xam nga li ma la wax. say bokk yu ne ñoo xam ne danoo ànd ak ñoom man particulièrement dama ànd ak ñoom di xeex lu man ñaar fukki at rawatina Abdoulaye Wade fukki at ak ñaar doxalin nu ñaawlu ko di ko xeex di bind livre ñu koy tere bu ñëwee aéroport ñu delloo ko dafa mujj danoo wut fii sunu édition bu ñu tuddee édition Sentinelle ay kii la rek bu ko defee di ko publier fii di ko publier fële Thiarmatan pour ñi nga xam dëkkuñu Sénégal parce que bu ñu ko publier du ñëw fii bu ñëwee fii benn libraire du ko jaay man am na ci ñooñu ma àndaloon samay ni ma leen gise woon seen taxawaay ci gouvernance bu bon ak niñ ko daan dénoncer ak niñ ko mais ma jékki-jékki gis leen tudduma ma sama tudduma ma dem ba nag. bari na ñu métamorphosé wu. te la ñu daan bañ ci Ablaye Wade. lu yées mooy am fii. su ne lu yées lañ ko bis jënd naa ci bërki démb ku ci nekk xaw ma primature la xaw ma bind benn
mas na maa bindu parti mas na maa bindu d'ailleurs waaye dootu ko dolli. di ak keneen ma li nga xam ne moom la nekkoon di ko xeex guddi ak bëccëg wallaahi ñi ngi lu yées ci la nekk tey. loolu tax ma ne est-ce que Sénégal am na ñoo xam ne am nañ un esprit de sacrifice pour benn cause. du ñàkk de waaye bari léegi parce que li ngay ñàkkul da waaye de bariwul de d'ailleurs looloo tax samay bokk dañ ma koy wax dañ naan ma noppalul ñeent fukki at yaa ngi wax Sénégal yi kenn mënu leen a soppi ñii naan ma ñëpp a yem ñii ngay wax tey bu ñëwoon ñëpp Sénégal dana toll foofa Sénégal kenn mënu leen a soppi kenn baaxu ci ñii wax it bu ñëwee mel ne ñañ fa ñeneen. ñi remplace. xam nga li koy niir mooy Abdoulaye Wade la mu doon wax ci parti socialiste la mu doon wax ci Abdou Diouf ñëw def loo xam ne lii tubaarkàlla moo ko gis. Macky Sall wax ñëw def safaan ba man nañ ne ñëpp bon waaye man day pap jàpp ma ne Sénégal bind na fukki million ak juróom-ñaar wala juróom-ñett ñëpp bon ñëpp bonuñu ñëpp mënuñoo bon. man de jàpp na ni ñàkkul jigéen walla góor yoo xam ne yii bu ñu leen dénkoon réew mi danañ ko teg ci yoon man de jàpp naa ko munta ñàkk parce que am aw xeetu lëm mënuñoo àndandoo bañ te loolu it buñ ko def ci xelu kenn sama bokki Sénégal yi ma di leen yëgal ni fukki million ak juróom-ñaar ñépp bon munta ne Sénégal gi am na fi jigéen ak góor yoo xam ne ñu wér a wér bu ñu leen joxee Sénégal mën nañ ko yor nañ seet seen gannaaw nit yoo mën a xam. Abdoulaye Wade boo ko gëstoon da nga gis ci moom ay naka sëdul noonu. Macky Sall mii boo ko gëstoon ba mu ko daan da nga gis ci moom naka sëdul noonu. nañu seet ci ñi fi des nañu gëstu seet ka ñu yaakaar ne ñoo fi tane ñu làmbatu mos koo ko ba xam wala déet. waaye 2000 ba 2024 Abdoulaye Wade ak njabootam nekk fi. ak li ñu leen xamal lépp 2024 ñu war cee tegoote ba 2029 man di jàpp ma ne xanaa Sénégal yi ñàkkee wu ñu noonu fayda ak ñii Pabale nañ ko wax diggante le 2 avril 2012 ba ñu tegee Macky Sall ak léegi li ñu saaxee ci sunu àll kenn xamul nu mu toll ku ca ne fa nga ne du ñëpp waaye ñëpp ña ngay saax-saax yi sunu damay wax ni rapport yooyu nekk ca tableau procureur ak ya nekk ca tableau Macky Sall buñ leen famoon jox ko yoonu moom boppam ñu def ko nañ ko war a defaree néew ma ñëpp de waaye ñoom ñu baree bari kaso lañ jëm te boo ko waxee ñu ne la déedéet waru leen a tudd parce que présomption d'innocence maanaam nit ki feek atteeguñ ko mën a goo xam def na wala defut waaye da nga koy àtte. waaw boo ko àttewu noo ko xamee. dama ne nit ki bala nga xam def na wala defut da nga koy àtte waaye boo ko àttewu noo ko xamee fukki at ak ñaar kenn àttewu leen ñu ngi ci seen i njaaxum na ko Sénégalais yi xam. li wër Macky Sall ñu ci baree bari. duut nañ seen baram ci càcc gu metti goo xam ne gii jàpp naa ne bu ñu leen tegoon ci yoonu moom boppam ñu baree bari danañ dem ci kaso moo tax ma ni li tubaab naan présomption d'innocence moi je crois davantage avec Macky Sall à la croissance de culpabilité. parce que la ñuy nëbb ba ñemuñ koo jox yoon lan la bu ñu yaakaaree ne bu ñu leen àttee mën nañoo seet nañ ko jox yoon àtte leen waaye la muy ragal. ca dossier nekk ca table ragal ko ca dossier da nekk procureur xam nañ ne la ca ëpp bu ñu leen attee musibam ay criminels économiques. donc moi je crois davantage à la présomption de culpabilité jusqu'à preuve du contraire. tonton Mody Niang maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax si ñëw bi nga ñëwoon tey jii pour ñu waxtaanee alternance yeeg jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir démocratie bu Sénégal. leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen émission autour du micro jërë ngeen jëf.